mais mënul ñàkk lenn mooy cadre d'expression mais bu demee ba liberté d'expression nekk problème au Sénégal ñun la à Saint-Louis du Sénégal dafa am ñoo xamante ne dañ taxaw seen balcon seen kër bu seen ndey ak seen baay liggéey ba tabax ko ñu taxaw ci balcon bi bind ci non au troisième mandat ñu fekk leen foofu ci kaw. ba ci seen biir kër ba seen biir kër. daal leen génn patam patamee dugal ci image yaa ngi ci réseaux sociaux du lu nuy wedde waaye tomb boobu xam naa boo ci jógee rek ñu dugaale ci coowal nervi yi ma bàyyi la ngaa gëli. imagine loolu dérive mënu koo weesu. fekk la ba ci sa biir périmètre. fekk la ca kër yow saaga woo xeexoo xuloo woo police bi nga xamante ni yaa ngi wax nervi mi ngi gis ay personnes non identifiées ñoom nee nañu sax ay militants APR nañu mais c'est plus dangereux. parce que bu nekkee tey jii da ngay doon militant APR ba yow nee nañ la ci droit bi nga xamante ni jàng nañ ko. nul ne peut se faire justice à soi-même. la fonction juridictionnelle appartient à l'État du Sénégal bu koy exercer à travers ses services publics. waaye léegi bu nekkee nag léegi ñi nga xamante ni ñoom ñoo waroon assurer suñuy protection ñooñu dañ leen teg de côté ay nit ñoo xamante ni nee nañu ay militants APR nañ ñoom ñooy ñëw tey jii taxaw ci place police ak gendarmerie ngay gis ci yenn image yi GIGN nga xamante ni groupe. d'élite la ci gendarmerie sénégalais yi respect bu ñu leen jox cër bu ñu leen jox ngay gis bépp ñuy ñëw taxaw di def seen liggéey ay nit ñoo xamante ni ñoom nee nañu ay militants APR nañ taxaw di leen naan doo leen ko fi defee ñun ñooy def suñuy liggéey waaye léegi kon Sénégal boobu république la est-ce que tey république bu loolu amee moom accepté c'est na un loolu chaos c'est un désordre. mais li may wax nii image yi ñu ngi koy gis maanaam dans un pays organisé wàllu sécurité am na ñoo xamante ni légitimement et légalement dafa am ñu ñu ko yaakaar ak ñu ñu ko dénk. xam nga mooy ñuy naan ñoo am monopole de la violence légale mi police ak gendarmerie. Max Weber. xam nga tey mel na ni kon théorie yooyu mi ngi fii sax ba tey. waaw non mais théorie yi amatul parce que léegi bu ñu jëlee monopole boobu noonu. nekkatul monopole ñu jël di ko tas nat ci ay pàcc. ñuy organiser ay milices privées sénégalais yëpp gis ko ñu tuddee ko Maro di fa ñu ni ñooñu ay militants wu APR nañu. donc alors Pape Maguette tey ban lecture ak ban jàngat lay am ci mbiru nervi yi mbiru sécurité rapprochée yi mbiru ñi nga xamante ne ay milices lañ te itam bu fekkee Pape Maguette am na seetlu sous région bi. parce que Sénégal souvent dañuy ne havre de paix la exemple la ci démocratie dëkk la goo xamante ni mag ñu baax ñi ñaan nañ kaaraange nañ réew mi am na loo xam ne mën na xew fu ne du fi xew te lii indi maanaam ay guerre civile indi ay problème ci yenn réew yi Pape Maguette mel na ni signes ñi ñu ngi koy commencé gis ci suñu réew ban jàngat nga am ci loolu. bon man damay am cet optimiste naturel quand même ba du ma yaakaar ne lii am fenn dina fi am. mais aussi gis nga mbir yi nii. du dañuy ñaan mu am sax waaye misaal yi signes yi. c'est vrai foofu laa ñëw. ay précédents yu dangereux la. parce que aussi gis nga nit ki am na foo xamante ne boo ci tollee. fulla ak fayda mooy ñëw taxaw. tout à fait. bu ñu la nuyee par exemple. que kii taxaw di la dóor. du policier du gendarme. du sax ASP. benn ab nit la koo xamante ni da doon taxaw di vider ay boîte de nuit. ñu xëy suba fay ko 15 000 francs ni ko képp ku saaga Macky Sall wala képp ku wax dara Macky Sall taxawal nga duma ko. kooku bu la duma benn yoon bu ñaxaatee ñëw di la duma di nga wut gànnaay dumanteeg moom. parce que exemple nga baal ma bi ci gën a patent Barthélémy Diaz boo xoolee ci cadre légitime défense parce que tamit kooku ko ñëwoon bëggoon songu mel na ni protéger na boppam. xam nga. mooy li ngay wax rek ay précédents yu dangereux la. waaw te yooyu moom bu naree continuer ci réew. xam nga nervi. waaw mooy koo xamante ni amul appartenance partisane. nervi moom dooleem la yaakaar. yore gourdin wam. defal ma def 15 000 francs wala 20 000 francs mu dem yoon pare na ci. waaye léegi yow kii di fay nervi bi 15 000 francs 20 000 francs pour mu duma ñi nga xamante ne ñoom ñooy contre Macky Sall keneen mënul wëlbati bu fay nervi bi plus de loolu pour mu dem duma ñi àndal Macky Sall. ay cas de figure yu mën a nekk. fu ñuy recruter nervi yi. mais ci Sénégal la. fu ñu leen di jëlee fii ci Sénégal la li ciy xew lu ne rek génnul réew mi. génnul réew mi te sénégalais yi xam nañ nan lañuy def pour recruter leen donc bu ñu moytuwul dinañ commencer di fi indi ay mbir yoo xamante ni nit ñi dañuy commencer di def gatsa c'est-à-dire man dootuma accepter di may dem ci manifestation ànd ak ay nit ñoo ñu leen di mate ma toog di leen seetaan te ñu leen di mate duñu police duñu gendarmerie bu nekkoon police la ak gendarmerie sax ñoom kenn santu leen ñu dóore police ak gendarmerie kenn waxuñu leen ñu rendre justice xam nga dañ leen wax jàpp leen ngeen jébbal yoon def liggéeyam
kenn santu leen ngeen dóoree pour nga dóoree sax dafa am dañ ko encadré parce que dañ lay naan ay mbir yoo xamante ni foog nga def ko pour ñu mën a yegg ci loolu te encore que bavure dañ koy tere donc bu ñu nekkee ci loolu situation boobu ay nit ñoo xamante ni dañoo punkal taxaw parce que dañ leen fay 15 000 francs ñu taxaw di dóoraate mais yow nga defee ni man dinaa accepter 15 000 francs yooyu noonu nit ki tax mu lay dóor yow doo wuti sa 15 000 francs jox ko ay nit ñoom buñ la naree dóor ngeen ñu dóorante seen i biir mais ñan ñoo ciy perdre yaa ngi fiy tudd koo xamante ni dañ koy ñaanal yàlla mais kan moo perdre. Ndiaga Diouf ak njabootam. est-ce que mës nga dégg ñu ko recruter woon toog di wax. hommage sax rendre ñu ko. donc képp ki fi dof lu bay naan da ngay dugg ci ay affaire de nervi buñ la ci gaañee yaa perte buñ la ci reyee yaa perte yow ak sa njaboot donc am na fu réew di toll même bu nekkee misère bi dafa bëri précarité bi dafa bëri 15 000 francs warul a jaral sa bakkan. et puis Pape Maguette bu lépp jàllee tamit ñun la suñu biir on est des mais c'est ça et puis man xam nga dafa am loo xamante ne parce que yow tey jii nii mun nañ bañ am incompréhension des fois je suis chez moi je regarde à la télé l'éternel indigné Pape Maguette Pape Makhtar autant pour moi mu jël ay position ma ne man d'accord uma ni muy waxee gisewuma ko lu tax waxeewul nii mais du tee bu nu génnee ci mbedd boo leen gisee du nu ay maanaam ay ennemis. Mais on est des citoyens de ce pays on peut avoir des positions divergentes sans pour autant que ñu verser maanaam ci reyante wala ci faagaagalante. gis nga animosité boobu noonu. moo tax ma comprendre kilifa bu ñëwee nervi ay bàyyi mën nañu. parce que c'est pas trop dit tamit. non yow nit ku nekk ak sa sago yow ñii defuñu la waxuñu la yow ñu fay la ni la bàyyi ma kese nañuy jox yenn ordi mais nit ku nekk ak sa xel yow est-ce que daañu la fekk fii taxaw yëpp la rek weesuwul ñëw taxaw de naan kaay joxe fii la nga dem di dóor jox la gourdin wala jox la jaasi kooku bu la respecté woon xoolal rek ci histoire pure ci élection présidentielle yi passé dëgg la coowal sox déggatul ko. ñetti loolu waa ji mi ngi ci kaso bi. ki taxoon mu doon liggéey. musu ko seeti je parle à la télévision ki taxoon mu doon liggéey mii Issa Sall. musu ko seeti ci kaso bi Issa Sall bu pur ki taxoon mu xeex ba dugg kaso. musu ko seeti. ok te waajib tey jii yaakaar naa pour réclusion criminelle nañ ko jàppee mi ngi ci kaso bi xam nga 20 ans la xam nga 10 ans. yow mi doon liggéey ñu jël la garde rapproché. yow parce que jàpp nga ni lii boo ko defee mooy li war yow nga liggéey ba abi am ci ba bavure am ci ba nit ñàkk ci bakkanam yow amoo benn assistance ki la recruter woon sax gisoo ko tegu fa tànkam waaye léegi ñeneen ñi nga xamante dañ leen di recruter ci même condition yi du ñu nekk ay nit xam ni fii bu ñu fi ñàkkee seen bakkan ñoom ñoo ciy perte xam ne bu ñu fi tooñee doomu aadama wala ñu dóor fi nit ba ñu identifier leen carrément ni kii moo dóor kii ba ñu am ay preuves yu établir dañ leen di yóbbu ci yoon teg leen ci yoon mais léegi yow nga ni non damay continuer parce que 15 000 francs mais Abdoulaye Wade am na ñu mu doon jël ana booy yooyu doon fi nekk doon semer terreur da nga leen déggati te dañuy raser les murs parce que dof lu mënuñ fi en fait c'est-à-dire Sénégal nañu nekk quoi pouvoir bi dafay jeex nguur bi nga yor dafay jeex te boo fi jëflante nit jëflante yoo xamante ni yu baaxul la ëllëg day ñëw taxaw gars yi dañuy organiser ay représailles parce que fii ñëpp xamante nañu kenn mënu fi jëw kenn dañuy naan Sénégal ñëpp ay tëdd mais kenn nelaw cette fameuse chasse aux sorcières. vraiment donc ñi nga xamante ni man ñoom laay waxal ñii di ay xale yu góor entraîné ba doon ay ban leçon tey à adressé tey jii nii askan wi par rapport ak mbiru nervi yooyu noonu non du sax leçon mais dañuy laayante biir man tey jii bu ma amoon frère muy dugg ci loolu dinaa ko yedd dinaa ko ni li ngay def lan moo la ko jaral 15 000 francs dafa jar ngay taxaw di dóor koo xamante ni yow defu la waxu la te kooku lu muy kaas sa njëriñ la yow mii kooku lan lay kaas mooy démocratie mooy nañu fexe ba suñu mbedd yi nga xamante ne ay suuf la ñu def ci tali mooy nañu fexe ba tey jii ñi nga xamante ne dañuy feebar ñu leen di transporter ci ay charrette ñu teg leen ci ay ambulance nañu fexe ba ñu soppi suñu condition d'existence ak de vie mais kooku tey jii boo ñëwul ni ko bravo boo ñëwul tàpp ni ko da nga koy encourager mais kooku waroo ko dóor waxuñu la fay 15 000 francs nga naan da nga koy dóor donc je crois que ni ñoom nañu delluwaat à la raison xam ni gis nga lépp luñ fi def buñ fi defee bavure ba ñu identifier leen dañ leen yóbbu yoon te yoon na dal seen kaw yoon newu fi pour Macky Sall newu fi pour kenn te nañu xam ni Macky Sall pouvoir am dafay jeex nekkul lu éternel te yoon dina leen topp ñaata nit nañ ci topp après gestion benn pouvoir ñaata nit nañ fi topp Karim Wade mii ñuy wax nii il était le ministre du ciel et de la terre. non asamaan ak suuf. tey jagaan la doon lekk fële ca Rëbës donc vraiment nañu xam ni benn pouvoir kese moo éternel. te bi mu paree sax mënutul teg tànkam biir réewam.
donc dañ ko exilé wala moo exilé boppam peut-être loolu beneen tomb la Pape Makhtar defe naa loolu am na solo mu nekkoon ci tomb wàllu nervi yi mbokk yi ñu leen di fàttali bés bee ko laaj nag ndax 23 juin